loolu rek la de façon mooy que nañ continuer gérer peuple bi rek ba patience rek lañ mën a def fi mu toll nii tu vois mais Sénégal moom lenn moom leer na muy que boo leen doon jariñ di leen tabaxal ay tali or ay train diamant ay avion wurus du loolu rek doyul pour ñu fal la wala ñu folli la parce que ñoom dañuy bu ñuy xool nit duñ ko xool toujours ci compétence am kese mais dañuy dem ba ci jikkoom am na yenn acte yoo xamante ni boo ko xasee ba def Sénégalais yi dañuy pare ci yow ak nu mu mënti demee moo tax sénégalais dëng na ba fi dëng yam mais bëggul kuy wor dafa bëgg nit ko am ngor ak kóllëre tu vois te bon sëñ Touba dafa amoon lu ma waxoon dafa waxoon ni Sénégal koo fi xëy gis ko muy jooy daal lépp la suukar ñu fay ko kaani te boo xoolee ñi ko def ñi ko gën a jege ñoo ko def tu vois te lii bettul woon nit ñi dañ doon wax ni bu lii amul woon miracle lay nekk wor bi bu amul woon miracle lay nekk mais comme am na mais dañ koy digérer ba pare continuer xeex bi parce que liñ bëgg dépassé na ñaari jëmm yi quoi dépassé na ñaari jëmm yi peut-être que yàlla may nañu ñu gis ci Ousmane Sonko koo xamante ne dajale na qualité yëpp pour que war a mën a diriger combat bi bon ñu koy ñaanal yàlla mu sàmm ko macha allah alors du honorable la may mujj rek mooy la ma waxoon waaw allez-y lii yëpp tànnub ceeb bi la rek ba lay 2029 ceeb bi seen wecc booy sóor doo sax hésité tànnum ceeb bi rek ku ci bokkul di nga ci génn mën na nekk avantage pour c'est un grand avantage mën na nekk avantage maanaam yàlla daf ñuy seppil képp ñëpp ñu ci bokkul épreuve pour purifier parti bi quoi wallahi yàlla daf ñuy seppil ñëpp ñu ci bokkul oui épreuve pour parce que képp koo xamante ni décret moo la tax a bokk ci parti bi wala pouvoir moo la ci tax a dugg épreuve bu mag la ci yow amati na solo oui dañuy jéem a avancé honorable ak justice bi parce que bëgg nañ am sa xalaat ci li dal Cheikh Oumar Diagne Cheikh Oumar Diagne waaw waxa ko yóbbu fa mu nekkoon waxa ko fa génne waxa koy dugal ci lu ne te nag lu mu bëgg wax rek ay wax ñu ngi koy woo ci lu ëpp solo lii yëpp te waxu ci sëñ Bara Ndiaye génne ni que li ngay wax yëpp dara du ci dëgg amoo benn diplôme amoo dara ngaangu ci ba tey te dafa jàpp ni moom bi ma ko fi dalalee wax ne ma di docteur la waaye du dara te gis nañ ko ci réseaux sociaux man Cheikh Bara Ndiaye wax na ko lancé ko ak yooyu yëpp Cheikh Bara Ndiaye yow da nga jàpp ni loolu du dëgg ko di ñëpp di wax déedéet xam nga tax ma jàpp ni du dëgg waaw xaw ma ci woon dara ba Cheikh Bara Ndiaye toog wax ju leer nañ woo ko dans un débat demul waxu ci moo tax ma jàpp ni nit luñ la tuumaal te waxoo ci dara nga ni pat mooy amoo ci pexe te dafa jàpp ni lu mu ñàkk Ousmane Sonko ko xañ en boobu moo ko tax di wax lu ne ak di waxee lu ne moo ko sombi na ko naan ñun ñi waxul ñu ngi fii toog moom moo wax moo dem Abdoulaye Mbow parce que am na débat gi ci posé wu société civile bi à travers ki jiite Amnesty Seydi Gassama jàpp na ni réew mi waratul doon débat wala ñuy jàpp nit ay délit d'opinion ak yooyu noonu mu ciy ñaan njëkk daal on laisse à tout le monde dire à chacun dire ce qu'il veut ñoom loolu la ñuy prôné pour ñu bàyyi Sénégal kenn ku ne wax mais loolu moo gën a bon góor jigéen bii ñuy xeex tey bay voté bay réunion la commission des lois suba ba war ko voté mercredi mais bàyyi ku ne wax moo gën a bon bu boobaa xel yi ci boppam lay yàq ma ni ci réew la ñu nekk na ku ne di wax looy xam teg ko ci yoon réew mi jëm kanam waaw bu fekkee ni dañoo bàyyi ku nekk wax lu la safara kon nañu dingi si arsenal juridique bi lépp lu jëm si wàllu diffamation nañ ko ci génne kon boog bu ñu toppati kenn si wàllu diffamation ba mu si am ay procès lépp solo ba ëpp solo xam nga moo di lan yaamu sax gis nga politiqueal sportal guerral waaye kaddu gu ñaaw nga yëkkati ko teg ko si doomu aadama parce que vous êtes sur le plan politique loolu dafa war a jeex Sénégal ak ko foo bokk nag bokkal Pastef bokkal opposition bokkal société civile ko mun ci doon parce que tey mënoo tiim nit amuloo benn argument booy teg lu dul naan ay xaritu diw la ak xaritu fu lu mu yokkal
wala lan fan la ñu jëmee. Maître Moussa. non je dis oui fu mu ñu jëmee. Kaaw Maître Moussa waaw. tu cites le nom d'un colonel qui a décidé de porter plainte am na ak amul l'essentiel mooy njëkkeewul Pastef il était à Rewmi il était aux côtés de Idrissa Seck jege ko lool. kon boog bokk na ak parti Abdourahmane Diouf dañu wax dëgg rek. bokk na ak parti Déthié Fall du dëgg. et cetera kon góor c'est vrai dama ne góor kenn du ko xas si penc mi. yow mi di xas góor si penc mi est-ce que yaa ko gën yow mi di wax lu ñaaw góor si penc mi est-ce que yow yaa ko gën il faut quand même que l'on revienne à une certaine orthodoxie. nit ki da nga opposé wu ak moom sur le plan des arguments xam nga bu ñu demee bàyyi opposant toog si télé di naan ñetti yëre ñuy sol 2 pièces yi rek mi ngi jar nangam mooy kooku amatoo argument. yow kooku moom. bu ñu demee ba naan la ay xoolal dàll yi gi ñuy sol wala moto bi mu takk si ñoo xam ne ils ont géré l'État c'est qu'il y a problème moo tax ma ne la yaa Moussa gis nga Sénégal ak ailleurs sax feneen ak feneen aujourd'hui nous vivons une rareté de leaders. Nous sommes frappés par une disette de leaders. leader tigi bu nga ko daan dégg ay jamono foo tourner da nga naan Kadhafi Obasanjo ne Nelson Mandela y avait une palette de leaders. Sénégal da nga daan jël nga ne mais su ma gisee Amath Dansokho taxaw Abdoulaye Bathily taxaw tu vois nga gis Landing nga gis nangam on avait des leaders quoi. Très sincèrement sur le plan politique. Face à un régime qui était là muy régime Abdou Diouf mais aujourd'hui regarde bien autour il y a une dizaine de leaders yoo xam ne ils sont prêts à porter yoo xam ne Sénégal dinañ siy dégg dinañ si topp. on attaque par le bas de la ceinture. mais loolu dafa war a jeex yaa Moussa. surtout parce que yàggul tuuti yow fii nga faree woon di fa xar sa tànku tubéy. farete woo foofu. yaa ngi dégg nga wëlbatiku di wax yenn kàddu yi. defe naa loolu warul. loolu moo warul ak foo bokk nag ak koo doon nag je dis bien nekkal pouvoir nekkal opposition koo doon. loolu moo warul on doit normalement toog ci penc mi di vivre des adversités politiques. mais basées sur des arguments solides. macha allah. voilà amatina solo Diawra Ndiassé le cas Cheikh Omar ce décryptage. non Cheikh Omar moom comme ni ñu ko waxee. bett nañu quoi en quelque sorte bett nañu trop quoi parce que xam nga moom ba muy dugg ci langue politique bi par voie religieuse la jaare den doon incarner benn leader religieux donc yaakaaroon nañ ni bu demee bay waxam dina ko natt ci charia wala ci aqiqa mais gis nañ ni li mu wax boo ko nattee ci charia jàllul boo ko nattee ci aqiqa jàllul mu mel ni passion la waxee wala kiñaan xam nga wala xen wala yooyu te yooyu ak baaxul ci monde politique bi tu vois et puis mënuñu chaque fois ngay def ay faux pas ci parole ñu lay denc di la dugal ci kaso bi di la génne mais waa parti tamit def nañu réplique def communiqué vraiment di soutenir seen leader te jàpp ne vraiment liñ ko bëgg a teg nii daal jaayum doole la te askan wi tam dañu war a nangu débat d'idée nit ki war a mën a wax opinion mu warata mën a yu àgg fii ñu teg ko loxo mais est-ce que li mu wax opinion am la wax wala dafa je parle non Cheikh parti am ñoom ñoo wax loolu parti bi laay tontu quoi léegi parti bi est-ce que Cheikh Omar li mu wax opinion am la wax wala deru jàmbur la touché parce que loi dafa ne nit ki alalam ak deram c'est sacré boo demee ba ciy wax dara na la leer bu fekkoon ni débat d'idée la ci classe politique bi ci politique ak yooyu ñu war a mais boo fa wàccee politique bi wàcc fi dëkk bi dem ci deru jàmbur wala kiwu jàmbur loolu dootul politique ok tu vois donc rafetul quoi dafa am loo bëgg rebondir ci